waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sant di rafetlu seen teewaay donc tey déclaration bu ñuy def juste pour leeral ñaari point situation politique Sénégal mais aussi élection locale yi nga xam ne moom lañ jëm fii si Yeumbeul Nord. di wax ni que population bi léegi alhamdulilah ba ñu ngi commencé yeewu xam bu baax posture homme politique yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu diriger parce que tey gis nañ ni suñu dëkk bi. yëngu na yëngu boo xamante ne benn minorité politique moom moo ñu teg li nga xamante ne moom la ñuy dund tey boo xoolee politique Sénégal ni muy doxee xam ni injustice mal gouvernance bëri na ci réew bi ba tax na ñun ñi nga xamante ne ay ndaw lañ nekk ay révolutionnaire nekk ci baatu ci côté askan bi di gis population bi jafe-jafe yi ñuy dund taxaw ni carrément que il est temps que autorités yi il est temps que candidats yi il est temps que coalition yi jox cër population bi respecté askan bi parce que tey ku fi fal askan bi moo la fal di wax ni que Sénégal bu nekkee Sénégal ba léegi politiciens yi ñoom ñoo ko yor ñoom ñooy noot population bi ñu ngi dund lu méttee métti askan baa ngi dund jafe-jafe yu méttee métti kenn tegu leen ko ku dul les hommes politiques ñun nag en tant que des jeunes. fii nga xamante ne mooy suñu commune Yeumbeul Nord mu nekk commune boo xamante ne am na 208 000 habitants ñoo fi yeewoo commune boo xamante ne am na 90 quartiers am budget 1 milliard 300 millions mais dañu gis ni depuis 2014 ba léegi avant même 2014 1996 bi ñu sendee diviser ñaari yëmbal yi en deux Yeumbeul Nord ak Yeumbeul Sud gisuñu benn soppeeku ci suñu dëkk gisuñu benn changement ci suñu dëkk moo tax ñu taxawal ay kuréel yu bëri pour taxaw temm xeexal askan wi taxaw temm pour que changement mën a am ci suñu dëkk ci suñu réew moo tax ñun aussi en tant que des jeunes ñu taxaw temm di wax ni Yeumbeul Nord am na fi may waxee yow ni fukki candidat ak ñett ñuy xëccoo élection yi kenn ku ci nekk woo na ma kenn ku ci nekk bëgg na ma ànd ak moom ci élection yu ñu jëm lu ñu may loolu parce que depuis des années dañoo nekk ci terrain bi di xeex depuis des années dañoo nekk ci terrain bi di ànd population bi seen jafe-jafe depuis des années dañoo nekk di wane li nga xamante ne mooy réalité yëmbal conditions yi yëmbal di dund tey ci wàllu infrastructure ci wàllu demalante bi dëkk bi ci wàllu mbënd mi ci wàllu santé wàllu éducation yëmbal amul benn infrastructure bu baax yëmbal amul benn développement bu baax alors que am nañ benn budget bu baax mooy 1 milliard 300 millions xam ne mënoon na servir yëmbal donc ci loolu nag ñun en tant que des jeunes taxaw nañ temm ni ci ay élections locales lañ jëm bëgg nañ élections yi dem ci am ci jàmm mais tey jii candidats yi nga xamante ne taxaw nañ pour ñu woo ñu pour ñu ànd ak ñoom ci seen liste ak seen coalition ñun ànduñu see kenn ñu ngi gis nag ci réseaux sociaux yi ay nit bëgg a jaxase xelu yëmbaluwaay bëgg a salteel daru nit taxaw naan nit kii wala nit kii Sidy révolutionnaire bi day ànd ak coalition wala day ànd ak candidat bi ma wax ko mu leer ànduma ak benn candidat ci élection yi ñu jëm mooy élection locale su ma sañoon nag comme li may wax rek opposition bi doon benn parce que ñun tey li ñuy xeex mooy mal gouvernance injustice li ñuy xeex amul kenn ku ñu ko teg ku dul régime bi fi nekk bëgg nañ changement am bëgg nañ rupture am bëgg nañ li fi am dootul amati mais tey li ñu bëgg pour mu am fii il faut que mu am benn opposition bu dëgër il faut mu am ñu koy incarner mais lu ñu gis ni carrément que yëmbal commune bu ndaw fukki candidat ak ñett kenn ku nekk di xëcc jëmale sa boor loolu jar naa tiit moo tax ñuy alerter di wax ni carrément que est-ce que ñii seen intérêt moo leen tax a jug seen intérêt population moo leen tax a jug je pense que seen intérêt bopp moo leen tax a jug mais intérêt askan wi taxu leen jug il faut que nag askan wi xam bu baax a baax si fukki candidat ak ñett yooyu ban candidat lañ sa war a tabb pour que yëmbal mën a changer kan moo si woot nekk profil boo xamante ne am na ay compétences mën na gérer mairie mën na gérer collectivité pour que yëmbal am benn changement pour que yëmbal am benn rupture Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud sonn nañ mënuñoo bokk si communes yi gën a yàgg si ville de Dakar mënuñoo jege Dakar à 20 kilomètres gën a sonn tey élection bu ñëwee ñu jàppee ñu ay grenier électoral dañuy ñëw tibb yóbbu te amul infrastructure amul dara loo xamante ne defal nañ ko wala jàppale nañ ko commune Yeumbeul Nord wala commune Yeumbeul Sud moo tax ñuy alerter di wax population bi nañ jël seen destin à main ci élection yi ñu jëm élection yi capitale la élection yi décisive la pour mën a changer xarkanu yëmbal élection yi ñu jëm dafa nekk élection yoo xam ne dafa war a sanctionner ñi nga xamante ne dañoo salfaañe
paccoo alalu yëmbal si wàllu foncier gis nañ fi ay conseil municipal gis nañ fi ay nit jaxase séddoo paccoo alalu yëmbal si wàllu infrastructure gis nañ ni yëmbal amul benn infrastructure mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne yëmbal ñu ngi koy dund te yëmbal warul mën a demee nii yëmbal war na mën a changer ñun lu ñuy xeex pour que yëmbal am benn changement am benn progrès comme yeneen communes yi nu mu ko amee mais dafa nekk nag dëkk boo xamante ne kenn ku si nekk sa intérêt bopp moo la tax a jug mais du intérêt askan bi ñun nag suñu intérêt bopp bu ñu taxoon jug dem nañ dugg si coalition wala dem nañ ànd ak ay candidats intérêt askan bi moo ñu tax a jug soulager population yi moo ñu tax a jug jafe-jafe population yi di dund si mbënd mi jafe-jafe population yi dund si wàllu agression jafe-jafe population yi dund si suñu nekkee si saison des pluies jafe-jafe population yi dund suñu bëggee faju suñu bëggee jàngi suñu bëggee génn jafe-jafe yooyu la ñu wax ban acteur politique moo taxaw temb indi programme boo xamante ne dina jël loolu en charge gisaguñ ko loolu lañ gis ay candidats yuy xeex si organiser ay meeting ay candidats yu nekk si réseaux sociaux yi def ay tapage nocturne ay candidats yu fay ay nit def ay mobilisation mais gisaguñu benn candidat boo xamante ne apporté na des solutions concrètes wala des perspectives yoo xamante ne wala des programmes des projets yoo xamante ne buñ ko gisee jàpp ko gëm ko yëmbal war na mën a jógee fu mu nekk mais la lañ gis kenn ku si nekk taxaw ne candidat la kenn ku si nekk ut sa clan bopp pour sa intérêt bopp mais pas pour intérêt yëmbal moo tax ñu ne élection yi décisive la kenn ku si nekk nag tu es libre indépendant libre nga pour nga voter ku la neex mais dañu ne population yëmbal nañ yeewu dañu ne yëmbal nord mi yëmbal sud yëmbal nord yëmbal sud na population bi jël seen destin en main tànn ki nga xamante ne tànnin bu gën la mooy tànnin boo xamante ne ki ngay tànn tey su ñëwee dina la indil programme boo xamante ne jafe-jafe yi nga doon jooy mooy sa wàllu suuf bi ñu jël di ko séddoo wàllu infrastructure yi nga manqué wàllu école yi nga manqué wàllu dispensaire yi nga manqué wàllu demalante bi dëkk transport bi nga xamante ne lago nii mënoo génn mënoo dem fenn 16A bi nga xamante ne jaaratu fi projet 2 voies bi nga xam ne boobu ba léegi pareegul yooyu moo nekk jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci autorités yi moom la ñuy xaar ci candidats yi mu nekk seen projet mu nekk seen programme mais pas ay meeting mais pas nekk ci réseaux sociaux yi di emmerder nit ñi donc message bi ñu lancé population bi ak jeunesse bi mooy ñu conscient jeunesse bi aussi bu ñu nangu ñu leen di utiliser ci loo xamante ne seen yoon nekku ci jeunesse bi bu leen nangu kenn di leen utiliser ci yoo xamante ne jaarul yoon muy la violence muy leneen la leneen bu leen kenn utiliser comme bouc émissaire mais nag bu ñu waree taxaw pour xeex que justice am que yoon am que élection yi jaar yoon que le maire gagne dañuy taxaw xeex ko loolu lañ amoon di leen wax ci suñu déclaration di leen sant bu baax di sant seen teewaay merci beaucoup.